Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf kilifa ak Simon Kassa la ñu fanaan démb ubbi l'Observateur juge bu deuxième cabinet di Abdoulaye Thioune moo leen mandat dépôt démb gannaaw ba mu leen dégloo bu noppi tuumay association malfaiteur corruption tentative de faux ak tentative trafic migrant la ñu leen gàcc ba jël leen yóbbu leen ca kaso ba ñu war faatu xaarande seenub layo Thier di Thierno Amadou Diallo waa ji doon film kilifa moom it loxob juge bu deuxième cabinet bi dal na ci kawam bu baax a baax yéenekaay bi nañu doonte ma nga woon ca kaso ba sax ndax tuumay càcc di vol gu ñu ko tëye woon ba mu juraloon ko ñaari weeri kaso démb juge bu deuxième cabinet bi dolli na ko ci tuuma yi mu gàcc ñoom Simon ñoom kilifa Simon ak kilifa l'Observateur wax nañu seeni avocat di maître Cheikh Khouraysi Ba maître Moussa Sarr maître Bamba Cissé maître Abdoulaye Tall maître Saïba Danfakha maître Omar Fati ak maître Ciré Clédor Ly lu nekk wax nañu ko lu nekk def nañu ko ngir juge bi ba ñu yóbbu seeni client ca kaso ba def leen ci contrôle judiciaire waaye sottiwul kii di Simon sax ab avocat dem na ba joxe aw këyit wuy wane ne ab clientam di Simon Kounkan dafay sooxale jàngoroy AVC 2017 ba léegi waaye juge bi nangu ko Le Quotidien nañu li leen juge bi nangul moo di jox leen passeport bi leen jàllale ca kaso ba Landing Mbessane Seck ak Simon Kounkan juge bu deuxième cabinet bi inculpé na leen gàll leen ay tuuma ba mandat dépôt leen kenn ci seeni avocat di maître Moussa Sarr Source A mi ngi ñuy wax ne xol bu tàng jër la amee ci dogal bi juge bi jël jëmee ci ay clientam li mu jàpp ba wax ko moom maître Moussa Sarr moo di dossier bi complot rax na ci bëgg leen a tënk ci wàllu yoon rek a tax ñu leen di alde kuréel gi ñu bokk di Y'en a marre témoigné nee nañu ñoom it li ñu jàpp soliwur loolee gis nañu ne mbir yi ab règlement de compte la ci ki coow li déparé di Thierno Amadou Diallo ñu gën koo xam ci Thier journal enquête xëy na di enquête ci moom ubbil yéenekaay bi ca Kaolack fa la fekk baax moom Thier ku yàgg ànd ak waa groupe kër gi la di kilifa ak caat bu jubee du loolu ndax atum 2017 tuddoon nañu ko fi ci coowal trafic migrant lu rëy ca Sri Lanka ba jotoon koo jàpp nee na ab agent immobilier la moo jiite seen Luxitour bu yàggul lañu ko doon toppee ak càcc ba tëj ko ñaari weeri kaso maître Aladji Diouf sax moo newoon ab avocat ci boobile dossier Vox Populi ne ñu ci xët mu njëkk moom Thier moom ak Simon ak kilifa yépp ñoo nga ca kaso ba Les Échos nañu tuumay turbale ordre public bi ci le juge bi jafandu ba tax mu yóbbu leen dungu siin maître Ciré Clédor Ly ne ñu ab kiliyaanam di Simon li ñu ko toppee teguwul fenn réew mi quotidien nañu kilifa Simon ak Thier ñoo nga ca kaso ba di xaarande seenub layo mu des nag coowal trafic passeport diplomatique yëllambe assemblée nationale yéenekaay bi nañu xëy na député yi ñu ciy tudd dañoo amee immunité parlementaire di mbalaanum kiir lay waaye bu ñu jaawale immunité ak impunité mu di def lu jaaduwul te dara du la ca fekk tir bi nañu député yi ci assemblée nationale bu ñu bañee woote levée immunité parlementaire bu député Mamadou Sall ak bu député Boubacar Biaye nañu xam ne def nañu jëf ju ñaaw ci derub république bi te sax bu boobaa Tribune mi ngi ñuy xamal ne askan yu mën nañoo jóg sàkku ñu tas assemblée nationale l'Observateur mel ne ku naan ko ndax assemblée nationale bi jaratina dara ci réew mi lii ne kay bi gis moo di péncum ndawi réew mi di assemblée nationale rawatina ci 13e législature bi ab deram ñaaw na ba noppi ci réew mi yéene kay bi dañu fàttali ne 2017 ci la ñu taxawaloon 3e législature bi ab mandaam war a dem ba 2022 waaye la ñu fay dégg ci léexóor ak i jëfi yu xunjur kenn xamul nu mu toll ne bu yàggu rek la ñu fa déggoon coowal faux billet ba jotoon caa tëj député bii di Seydina Fall Bougazali mbir ma leeragul coowal trafic passeport diplomatique wunneeti fa coowal njublang lu rëy wunni na ca biis di banque islamique du Sénégal yëral xët mu njëkku libération ca agence banque islamique du Sénégal bi ci WDN bi fa la mafia ga amee bu ay client masaana ñëw déposer seenub xaalis ci seeni compte dañuy détourner xaalis ba Bounama Senghor di responsable opération ci agence banque islamique du Sénégal ba ci WDN bi nee nañu mooy cerveau bi tegaguñu ci moom loxo nag waaye dóor nañu ko ab mandat d'arrêt international ab natangom di Babacar Seck doon chargé opération ci banque islamique du Sénégal ba ca Ndar moom waa section recherche jàpp nañu ko jàpp nañu it beneen femme bu ñu naan Ndeye Ngone Ndim ak beneen waay bu tudd Younous Dahaba ne woon vigile ca banque ba ni ñu doon defee càcc gi libération nañu moo di client yi bu ñu masaana ñëw def dépôt cash maanaam verser xaalis ci seen compte dafa am luñ ca daan détourné viré ko ci compte bu Ndeye Ngone Ndim di ab client ca banque ba bu ko soxna si retiré ñëw séddoo ko ak gaañ mbaa ñu dugal ko ci compte bu vigile bii di Younous Dahaba moom it bu ko retiré ñëw jox ko gaañ ñu jox ko ci ab commission am Babacar Seck ma ca banque islamique du Sénégal bu Ndar moo daan defar faux relevé compte yi 38 millions 82 128 francs CFA libération nee nañu agent yu banque islamique du Sénégal yi sàcc nañu ko ci compte client yi wàllug njort gu ñu leen njortal trafic ci wàllu visa waral kilifa Simon naka noonu ak Thierno Diallo ñu ngi jamono yi ci kaso bi mandat dépôt ku mooy wul ñu jaaral leen ci kanamu tribunal correctionnel bu boobaa naka la juge bay doxale dinañ ci ànd ci xibaar yeeg Daouda Mine bu UGFM Daouda Mine xereñ ci wàllu yoon ci Dias fukk ak ñeent ñu nu fa teg loxo démb bokk na ci imaamu gox bi di Sakirak li ko waral di dañ doon taxaw lànk ku akimoo seen suuf ñu ne fanweer ak benn hectare bu fa waay bëgg a akimoo waral
waral seen ak yëglu waral it seen ak jàpp ba ñu fanaan biig ca brigade gendarmerie gëfoo ci Diass taw yu métti biig Ndakaaroog li ko wër diwaan yeneen ni Sénégal fu ci mel ni Matam sax ñoom daanaka courant bi dafa dogab diir ndax du ñàkk ak njort jëm ci lu fa ngelaw yooye métti lool yàq ci jumtukaayu Sénélec Saint-Louis liggéeyu ko digg bi taxaw ngir daal di dakkal dandu ko géej gi wutali ci askan wi ña nga ca boobeeb liggéey fukk ak junni ci nit ñu dëkkoon ca fa tofook foofee ñuy amal liggéey bi nag daañu leen fa toxale yóbbu ca fukk ak ñaari kilomètre ak dëkk ba di Ndar njiital agence développement municipal yi di ngeen ko ca dégg ci boobeeb liggéey na muy doxeek na mu ko rafetloo donte am na lenn ci rëq ndax nawet gi Abdou Thiam ci technique bi. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi ak taw ak biig bi métti lool ànd ak ngelaw lu bari lool ci Ndakaaru ak diwaan yenn ci Sénégal Matam ca la Matam nag jafe-jafe ci wàllu courant beeg jotin wi ndax ngelaw loolee ñu njort ne daa yàq ku moywul lenn ci installation yu Sénélec lu ci mën di am dinañ ci ànd ak i leeral ci xibaaru bëccëg gi du ñàkk ak Ali Bandel Niang wàllu yoon kilifa Simon Thierno Diallo ñu ngi ci mandat dépôt ci kaso bi ci gàttal li ko waral di njort guñ leen njortal mbiri trafic jëm ci wàllu visa ku moywul ñu jaar ci kanamu tribunal correctionnel bu boobaa naka la juge bi doxalee ak yan yoon la am ngir jëfee ak ñoom ñu déglu ca Daouda Mine spécialiste ci wàllu question juridique. ci fan yi di ñëw wala ci weer yi di ñëw il faut que mu génn waat leen kaso ñëw jàmmaarloo ak ñoom poser leen un certain nombre de questions pour que ñu mën a répondre exactement ci faits yi nga xamante moom lañ leen di reprocher loolu la ñuy woowee audition dans le fond du dossier bu boobaa nag kilifa Simon ak ñoom ñëpp ñi nga xamante ñoo laale ci mbir bi dinañ mën a expliquer wu par rapport ak li nga xamante moom lañ leen tuumaal te loolu seen avocat yi dinañ ko teewee pour assister leen maintenant li ñu war a comprendre mooy juge d'instruction bi code de procédure pénale waxu ko ni instruction boo ko ubbee am nga ñaari weer wala ñetti weer wala benn at wala ñaari at wala juróomi at pour yeggale ko déedéet juge d'instruction bi amul fenn fu ñu ko waxee ni tu as benn délai bi pour que nga yeggale sa instruction maintenant nag li nga xamante ne dañ ko encadré mooy li nga xamante mooy mandat dépôt mooy nekk gi nga xamante nañ ko nekk kaso donc bu fekkee ne day détenu provisoire lañ donc dañ leen a inculper place leen sous mandat dépôt pour benn infraction bu nga xam dañ ko considérer comme délit te ñoom li leen di toppee ni ay délit la nekkul crime bu boobaa mandat de dépôt bi mënul dépasser juróom benn weer donc juróom benn weer yooyu su fekkee ne mat na juge d'instruction bi su paree daf leen di renvoyer pour que ñu juger leen su fekkee ne parewul ñoom dañuy am liberté provisoire ñibbi seen kër en attendant juge d'instruction bi continuer liggéeyam maintenant juge d'instruction bi li muy def moom la ñuy woowee que ni dafay instruire à charge et à décharge day xool li nga xamante ne dañ koy tuumaal ndax am na lu nga xamante ne moom moo koy corroborer bu ko amee lu ko corroborer mu renvoyer leen ci juridiction de jugement muy tribunal correctionnel pour que ñu juger leen foofu bu fekkee ne amul lenn lu nga xamante ne mi ngi corroborer tuuma yooyu nga xamante ne teg nañ ko seen kaw bu boobaa mu joxe li ñuy woowee non-lieu te bu boobaa dañ leen di seetal ba nga xamante ne jugement sax dootul amati foofu la dossier bi di yem. mu nekkoon leeral li Daouda Mine directeur IGFM xereñ ci wàllug lépp lu aju ci yoon waxtaan wi mu seqoon ko Koumba Sandiane Faye ay ñaar ci membre am waa Y'en a marre kon yu nu teg loxo jamono yi ci kaso bi ndax mbiri njort ak trafic visa waral mouvement bi ci boppam Y'en a marre ci xibaar tey dinañ jënoog taskatu xibaar yi ci alxamis ji ca seen dal bi ci Parcelles Assainies ci Ndakaaru ci Diass fukk ak ñeent ñu fa daal di woolu ci kanamu yoon ndax ay yëngoo ki manifeste ñu fa doon amal bokk na ci imam bu gox bi di Sakirak li ko waral seen yëngu yooyu askanu Diass mooy dañuy ñaawlu akimoo gi ñu ne jëm ci seen ak suuf fanweer ak benn hectare yu waaye ñëw bëgg akimoo ci seen kàddu Abdoulaye Faye ak Abdourahmane Diallo. li ñu fi dajale tey nag dafa nekk situation bu doy waar ndax waa Diass yàgg nañ xeex mbirum suuf tey nag dañoo jaaxle dañoo jommi ndax waa population de Diass dañoo xëy gis fi ay forces de l'ordre yoo xam ne kenn xamul nu ñu toll li leen fi indi nag ñun ñëpp xam nañ ko ndax bu demee ba ay forces de l'ordre dugg ci benn gox pour sécuriser wala encadrer ay travaux ñun ñëpp xam nañ ne loolu ay njuuj njaaj la wala site boobu noonu niñ ko joxee jaarul ci yoon population de Diass nag ñoo fi daje tey di wax comme une seule personne li ko waral mooy aéroport bi mu ñëwee ci suufu Diass ba tey goxu Diass wala waa Diass ñàkk nañ plus de 75% de ces terres loolu nag dañuy woo directement wax ji duñ ko guddal Macky Sall le président de la République du Sénégal ndax moom dafa mel ne dafa fàtte Diass wala dafa bëgg a éliminer catégoriquement l'ethnie Safi te loolu duñ ko nangu suñu suuf suñu bakkan duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg wolof nag dafa ne ku artuwul di nga àtte yaakaar naa lii boo moytuwul dinañ àgg ci àtte pour ma bañ a guddal nag ñu ngi jox gars yi délai de 24 heures site bi nga xam ne occupé nañ ko illégalement
waa ji indi fa match. lii di coupe du Sénégal senior Casa Sport nag moo di équipe bu njëkk a qualifié ci final gannaaw bu mu amee ndam démb ci stade Aline Sitoé Diatta ci demi-finale bu doxoon seen digg ak ñi di waa stade Mbour 2-0 ñaar bit yëpp nag ab penalty la gannaaw bu match bi jeexee ki nga xam ne moo di seen entraîneur di Ansou Diédhiou am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati si micro suñu ndaw bu ñu toogal foofu la ca Ziguinchor di Lamine Ba. nañu ni xale yi lépp lu ñu leen wax depuis début saison ba léegi ñu ngi koy commencé mettre en application mooy maanaam ñu ngi màgg ci football bi ñu ngi màgg ci expérience kon loolu lu ñu war a gën a positiver la gën ci liggéey ba pare di liggéey li nga xam ne loolu moo ñu manqué. donc match bi amul nañu njëriñ trop parce que pour ñun war nañu gagner pour bégal population bi parce que gëj nañu fekkee moment yu mel nga match coupe du yomb bu la joxoon ay cadet wala ay junior sax du yomb ba tax na ñun comme techniquement tactiquement gis nañ ni suñu tournoi Mauritanie am na benn amélioration lu ñu gën a focaliser wu mooy préparer joueurs yi mentalement parce que gëj nañu jouer ci kanam public bi. donc lu ñu def mooy waxtaan ak suñu inspecteur Gassama mu woo xale yi waxtaan ak ñoom préparer leen ci match bi parce que xamoon nañu ni population bi dina ñëw et population bu ñëwee il fallait préparer mentalement pour ñu. voilà geneen demi-finale bi nag danañ ko daal di amal niki dimanche que njëkk a qualifié ci quart de finale moo di AS Pikine waaye jamono gi day xaarandi ngir xam ci diggante Jàmbaar ak Demba Diop FC bu Mbour kan la ci daal di tasel ñoom ñaar nag seen quart de finale googu di sax dañ ko daal di amal niki tey jii ci bu 16h jotee ci stade Fodé Wade nekk ca Saly wàllum nawetaan ak phase nationale yi nga xam te ñu ngi koy amal ca région bu Thiès di phase nationale bu ONCAV niki démb lañ doon amal li nga xam te moo di quart de finale yi UAR bu Kaolack moom dafa daal di fekki Jokko dafa daal di doon kon boog daan ñi waa Jokko bu Tambacounda ñetti bal ci benn R100 bu Thiès mujj naa am ndam benn ci dara ci diggam ak ñi waa Périssac bu Ziguinchor Ngalam bu Thiès moom dafa daal di am ndam ci diggante ak ñi nga xam ne di waa Jàmm Bugum bu Fatick gannaaw tir au but 5-4 un but partout lañ defoon ci temps réglementaire bi dëkkandoo bu Louga moom daal di éliminé ñi di waa Espoir bu Malicounda bu Mbour gannaaw tir au but ñoom itam loolu yi tamit jot ngeen si dégg sax kàddu yenn ci ay nit ñi nga xam ne daal dañuy yëngu ci mbir moom rawatina entraîneur équipe bu Louga bi di Mohamed Ndiaye ñu dal di waxtaanee leneen di wàllu Ligue des Champions ni ki démb la ñu dal di kon bokk yeggali li nga xam ne daal moo di première journée bi waaye Paris Saint-Germain mën nañoo jàpp ni sax dafa daal di lajj ndax dafa daal di match nul ci déplacement bi mu doon amal ni ki démb ci Belgique diggante ak ñi di waa Bruges un but partout la ñu daal di def kii di Ender Herrera moom moo jot a dugal bitu Paris Saint-Germain laata ñi nga xam ne di waa Bruges di égaliser ci googu la jongante nag ñu si doon xaarandi bu baax a baax trio magique bu Paris Saint-Germain Neymar Messi ak Mbappé waaye daal yëf yi lañ ko doon séntu demeewul noonu donte sax passe décisive bi ki nga xam te ni moo di Neymar ko daal di Mbappé ko daal di joxe laata nag muy génn sur blessure kooku la jongante kii di Abou Diallo di doomu Sénégal moom itam jot na ko football ànd seeg waa Paris Saint-Germain wuuteeg Idrissa Gana Gueye mi nga xam te ni moom jot amal sax déplacement bi ndax dañu ko daal di suspendre Sadio Mané moom ànd ak équipe am di Liverpool démb daal di am ndam seen digg ak ñi di waa Milan AC ñetti bal ci ñaar Sadio Mané moom 63e minute de jeu la daal di dugal waaye bitu Milan AC bitu kon bokk Liverpool kooko dugal moo di Mohamed Salah Henderson ak benn bit bi nga xam ne contre son camp benn jouru Milan AC moom moo ko daal di dugal Milan AC googule foofu la Fodé Ballo-Touré daal di nekk moom mi nga xam ne doomu Sénégal la waaye jotut football Manchester City moom daal di am ndam du yaa juróom-benn bal ci ñett diggante ak ñi di waa Leipzig di doomu Allemagne Mahrez Grealish ak Jesus ñoom ñoo jot a dugal bitu Manchester City Kunku nag di doomu France nekkoon ci Paris Saint-Germain moom itam jot naa ràññee ko ci gi lay jongante ànd sa équipe boobu la di Leipzig ndax ñetti but yëpp moom moo ko daal di dugal ñu jàpp ni tamit mbetteel daal dina am ca Moldavie équipe yi nga xamante ni daanaka mën nañ ko tuddee petit poussé moo di FC Sheriff ñoom nag gulet ñuy daal di kon bokk teewee ci jogante gu ni mel ñoom démb dañoo daal di am ndam seen digg ak ñi di waa Shakhtar Donetsk di waa Ukraine na ñaari bal ci dara seen i but ku ko dugal nag moo di doomu Mali bi di Adama Traoré ak doomu Guinée ki di Momo Yansane jàppale ni nag lii nag moo di seen première victoire bi nga xamante ni daal am nañ ko ñoom waa FC Sheriff bu Moldavie ci wàllu Ligue des Champions. Inter de Milan moom démb ci njeexital jongante gi la daal di ñàkk diggante ak ñi di waa Real Madrid 1-0 89 minutes le Rodrigo jot a dugal but bi ci passe bi nga xamante ni Eduardo Camavinga moo ko daal di jox geneen jongante yi tamit jàppale ni moo di diggante Atlético Madrid ak FC Porto ndam demul ndam dikul kenn dugalul moromam dara Borussia Dortmund moom dafa fekk ñi di waa Besiktas di doomu Turquie seen dëkk daal di leen daan ñaari bal ci benn kii di Haaland jot na ci ràññee ko dugal but Sporting Portugal moom Ajax Amsterdam moo ko daal di daan juróomi bal ci
benn ñeenti butu Ajax Amsterdam ko dugal nag moo di Sébastien Haller di doomu Côte d'Ivoire ñu daal di ko jeexalee ak wàllu volleyball bu ci xajee Ala Jassane di Coupe d'Afrique bi nga xam dañ ko daal di kon bokk jagleel ñi di jigéen ñi Sénégal nag moom daal dina toog ndax daal dina am ñaareelu défaite ci gile tournoi ci diggante mag Maroc la woon démb gannaaw bu mu jeexee nag ki nga xam te moo di directeur technique national bi di El Hadj Boussa Ndiaye am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati ñu déglu ko ci micro yi Souba Diaw. match bi tey moom vraiment bi ñuy dem yaakaar lañ demee woon confiance xam ne ak sa xale yi libéré wu ñëw boo xoolee premier set ñu ci duggee jiital ñee ñuy dàqante benn instant ñu jiitu leen mais bi suñu joueuse bi nga xam ne vraiment amoon nañu yaakaar bu baax ci moom gaañoo xale yi perturbé wu ñu jàpp seen bopp yi fii jéem nañ leen indiwaat mais xam nga jigéen lu ko perturbé dafa yomb moo tax après finalement noonu lañu commencé di wàcce ba ñàkk match bi noonu daal mais équipe technique bi nañu réunir encore xoolaat lan lañu mën a yokkaatal xale yi pour que dernier match de groupe bi suba ñu joué ko si jàmm ensuite yeneen match de classement également ñu joué ko dans de bonnes conditions nañu am ay jàngat yu baax ñu ci def nag pour que même bu dul compétition bi yeneen compétition yi ñëw bu ñuy xam ñu xam bu ñuy dem nan lañ ciy demee. ma nga noonu Sénégal nag seen jogante gu mujj ci googule tournoi ñu koy daal di amal ci Kigali capitale bu Rwanda tey jii lañ koy daal di amal ci ngoon 16h la ñuy daal di kon bokk soobu ci mbir mi seen digg ak Rwanda mi ko organisé lay daal doon Rwanda sax moom daal dina qualifié ba pare ci wàllum demi-finale Coupe d'Afrique volleyball bu ñu jagleel jigéen ñi. Cheikh Tidiane maa ngi lay gërëm bu baax di la sant dalal Anna Rocha ci chronique culture bi. ñu tàmbalee chronique culture bi tey jii lu soxal littérature ak téere bu bees bi Aïda Aïssatou Djiba daal di siwal mu di livre bi mu dippee le peuple du Nyalingba jégleel ko nag